salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu bàyyi la nga présenté. waaw man maay Ibrahima Sarr secrétaire général confédération des démocratique des syndicats libres du Sénégal CDSL. waaw tey ñu gis ne nag da nga ñëw fii fekk si sa collaborateur Pape Doudou Fall syndicat bëgg dem grève ngeen retenir leen est-ce que mën nga delluwaat ci loolu. waaw il faut dire que li nga wax nii jumuloo Pape Doudou Fall sama collaborateur la daanaka tey jii bu ma ko waxee ñi bari dinañu xaw a jaaxle tuuti moom nu mu nekkee patron entreprise industrielle de la pêche man ma nekk syndicaliste ñun doon ay collaborateurs mais li ko waral mooy ñoo bokkoon benn bëre ba tey bokk benn bëre bi mooy lan mooy fexe ba jumtukaay liggéey bi nga xam ne ci secteur napp gi la nekk askan bi mun ko jëriñoo liggéeykat yi ak askan yépp mun ko jëriñoo ci boobu nag man ak moom la ñuy jokkoo ci société bu mu yor tey amoon jafe-jafe am benn patron tubaab bu nekk grec nekkoon fi yoroon ko ba jëkki-jëkki bor yi bari ci moom mu def nju njaaj bu bari daw bàyyi fi liggéeykat yi bàyyi fi usine bi ñu nar ko tëj nar ko démanteler nar ko jaay nar jaay matériel bi liggéeykat yi dem ndóol ñun la ñu dem yàlla may ñu ba ñu loqati Doudou Fall ñaa ngeen baal ma ci terme bi am fu ñu ko génnee mu ñëw mu dugg ci entreprise bi di fa liggéey di def ay prestations di liggéey loolu nit ñi ba ñu ràññee ko ne ko nag li ngay def fii def prestation di dem di ñëw da ngay ñëw ñu ànd ak yow ñu yor entreprise bi ñu dënk la ko nga téye ko. ci départ bi ñun sax suñu xel xawoon na ci ki jaaxal est-ce que dina ko mën wala du ko mën ci jafe-jafe yu métti nag parce que boobu koo ko waxoon keneen du ko nangu parce que entreprise baa ngi ci jafe-jafe amul ay jumtukaay liggéey kenn defaratu ko amul nu mu mel mais moom mu nangul ñu ko man demoon naa ba ne ce garçon là xanaa dafa xaw a dese mais bu mu demee dugg ci biir ma gis muy liggéey muy dem ñu koy soutenir ba yàlla may ko mu revaloriser entreprise bi defaraat ko ñefe ci location ñefe ci impôt ñefe ci caisse sécurité sociale ñefe ci IPRES ñefe ci bor yi ba tee fa liggéeykat yi ba tey jii di liggéeyloo téeméer ak lu topp ci liggéeykat moo tax nag man en tant que syndicaliste mu nekk sama collaborateur nekk conseiller am ànd ak moom pour nag dellu ci sa question li waral tey ñëw mooy nit ki ni nga mel lu xew rek da nga koy génnee da nga koy feeñal parce que ñi nekk secteur de la pêche nekk ay agent de la pêche waxuma la liggéeykat yi nekk ci usines yi mais yi nekk agent de la pêche yoo xam ne buur gi moo leen yore ñu ngi dépendre ci ministère de la pêche ñoom am na liggéey bu ñu def ñu bari xamuñu ko mais ñoom ñii di nekk industriel wala man mii di syndicaliste contrôler entreprise jën xam naa seen liggéey nu mu mel ñoom ñooy dugg ñooy saytu lu ñu jëlee ci géej wala léeg-léeg sax ñu ànd ak bateau dem accompagner ko nekk observateur ci napp gi bu ñu nappee ba indi war ko defar traité ko pour ñu yóbbu ko bitim réew pour mu mun a sell bu ñu yóbbee nit ñi mun ko jënd xam ne fu mu jógee fu wér la fu sell la ñoom ñoo koy contrôler ñoom ñoo ci nekk ci nag ci jafe-jafe yu métti ñooñu ñoo jógoon di bugg a xeex ne léegi maa ngi doon waxtaan ak ay journalistes ñu ne ma dañu waxtaan pour jéem a limiter grève ma ne ñi koy def musiba la ñuy def ñu fexe kay ba yoonal grève ba mu mun a aw ci yoon nit kii mun a xeex yoon may ko nu muy xeexee pour bu fekkente ni mer na mais limiter grève nekk dootoo grève nit ñi dañuy grève te duñ ci mun dara. ba tax na ñoom foofu laa bëgg a jëm ñëw ñoom leen poussé ñu grève mooy boo liggéeyee ba sonn gis ne li ngay ci sonn doo avancé doo ci dem kanam ñëpp raw la li ngay liggéey moo solo sax ñeneen ñi ñu liggéey te kenn faalewu la ala kulli alin nga xeex moo tax ñu jóg leen jógloo mooy d'abord ci seen biir liggéey amuñu ci wér-gu-yaram duñ ci noppalu amuñu samedi amuñu dimanche tant que ñu ngi teew jël ñoom agent yi dañu fay nekk di ko
doole am nañu jumtukaay liggéey yu ñu yor yu ñu jëfandikoo ay produits yoo xam ne baaxul ci wér-gu-yaram loolu yëpp nag ñu teg ci ñi am seen diplôme nekk ay ingénieur yore diplôme nekk qualifié ay ñaw ñu jël leen ñu war a liggéey fu ñu waroon liggéeyee fu ñu leen waroon fayee ñu jël fa ay temporaire yoo xam ne clientèle politique la ministre bi day ñëw ak directeur bi day ñëw jël ay nitam recruter leen ñëw def leen comme agent ñooñu nekk fa nekk temporaire wala nekk sax embauché ñu bàyyi ñu yor diplôme yi nga xam ne li leen formé woon pour loola seen salaire demewul ni mu waroon demee seen nekkin comme situation sociale ñu waroon am lu ñu waroon am amuñu ko ñu waroon leen jox ay prime maanaam ku liggéey ba sonn na war a am heure supplémentaire wala am prime yoo xam ne dañu lay sawarloo ci biir liggéey bi te yoon may la ko joxuñu leen ko suñu situation famille mënuñ ci dund ñu war a jël nit ñoom nga ëpp ko diplôme ngir jëlandoo leen ngeen bokk même liggéey moom mu ëpp la salaire ëpp la lu ñu koy fay te yow yaa yor diplôme wala nga jiitu ko ci béréb liggéeyukaay mu ñëw ngay liggéey comme lu mu liggéey yéen a bokk même li ngeen di def activité moom mu ëpp la catégorie ëpp la prime loolu yëpp ñoom ñu bañ ko bu ñu ko bañee nag par seen mer tànk ak yeneen ñu taxaw waroon grève ci temps yi wala sax ñu def préavis wala sax ñu commencé grève kenn faalewu leen ñu bëgg ko continuer moom Doudou en tant que industriel de la pêche xam ne lii raam ci ñax bi la jëm comme que li raam ci ñax bi la jëm gis nga muy raam balaa mu dem ci ñax bi lakk ko danga koy war a arrêté balaa mu dugg ci ñax bi mu lakk ko mu ne nag mën naa jóg jël sama responsabilité sama courage woo leen waxtaan ak ñoom indi leen de façon sax détourné leen non indi leen tegaat leen ci yoon d'abord campagne électorale kenn du leen déglu deuxièmement bu ñu ko defee ci biir campagne électorale bi kenn dégluwu leen te defuñu liggéey bu ñu waroon def ba kenn dootul contrôler jën bi kenn dootu ko jaay bitim réew moom usine am ak ñeneen ñu muy sowee mu ngi sowee usine yu bari ñooñu seen usine dañu tëj parce que seen produit dootul dem bu demee kenn du ko dañ ko delloosi ñu am ci coono defar nañ ko dépense nañ ci jëndee nañ jën yóbbu nañ ko bitim réew ñu delloosi ko mu ne leen nag léegi ñëw leen ñu waxtaan ngeen teg seen gannaay ba campagne bi jeex bu jeexee moom du ku mel ni moom ñu jóg jàppale leen pour que ñu mun leen déglu loolu ñu bëgg a xeex ñu fajal leen ko parce que bu ñu ko fajul dina yëngal leen lu bari. moo bi ko déggee en tant que syndicaliste foofu tam maa ngi gërëm Doudou parce que temps yi kenn amul jot ñu ngi woon ci campagne bi ñu ngi woon ci àll bi ba Doudou envoyé message ne am intersyndical liggéeykat ñi nekk secteur de la pêche ñu war a conférence de presse dama la invité parce que moom du def lu jëm syndicat woowuma lu dem ci politique woowuma lu dem même ci waxtaan aduna woowuma moo wooyee man ma commencé am jeexi jaa xam ne waaw Doudou moom industriel de la pêche mais dirigé na syndicat secrétaire général syndicat SYNDEMAS le syndicat des mareyeurs du Sénégal affilié ci sama centrale syndicale nekk trésorier mais bu ma yónnee message bi moom sama camarade bi ma laaj ko mu ne ma aha man Doudou yónnee gu ma mais ma woo ko moom mu expliqué ma ne ko dinaa fa nekk bi may ñëw sax amoon naa xel ñaar mais tey ji regretté wu ma li taxoon ma ñëw wax dëgg yàlla maa ngi koy sant ko ci gërëm te bi ma ñëwee ma gis ne lii du lu tuuti fekk fi xale yi en tant que responsable central syndical te ñoom ay liggéeykat lañu ma war a leen jàppale loolu moo ma indi jàppale leen pour que loolu seen tawat boobu te lépp boo xoolee lépp lu ñu revendiqué lu ñuy laaj dafa tegu ci yoon te dafa nekk loo xam ne fenn ci yenn entreprise dañu ko weesu ba tax na ma ne man dinaa xar sama tànk tubéy man ak samay camarade nekk ci wetu Doudou gën ko xelal gën ko jàppale ñun ñëpp bu lii passé élection yi jeex ñu jàppale leen pour que gouvernement bi ministre de la pêche woñu wala premier ministre wala même président de la République woon ñu toog waxtaan ñu régler seen situation mu jeex. yaakaaroon ñu mel ni Pape Doudou Fall parce que récemment ministre de la pêche am na ay mesures yu mu jël ci côté
que ay gaal yu mu leen changé ay gaal yu gën a moderne est-ce que jàppoon ni yu mel ni Pape Doudou Fall bu état bëggee dimbali secteur de la pêche waruñ jaar si ñoom parce que effort yi ñu def wax nga ko en tant que syndicat c'est la première fois gis patronat buy jàppale syndicat bu bañ dem ci grève est-ce que jàppoon ni ñuy def ci xaalis ñu ngi ko orienté ci Pape Doudou Fall pour gën a mën a assainir le milieu de la pêche. oui xam nga jafe-jafe Sénégal loolu la du sax secteur de la pêche dans un sens plus large dañuy tabb ministre wala tabb directeur wala yow ñu dem ci ñi xam jàppoo ak ñoom xool lan mooy priorité lan moo war lan la ñu war a def ci te léegi ñu orienté ci leneen def leneen parce que li nga wax dëgg la parce que ministre de la pêche bu toogoon déglu ñi nga xam ne mën nañu xam nañu ko lu ñu xam moom xamu ko léeg-léeg moom ay techniciens yoo xam ne ay cuune lañu xamuñu dara secteur de la pêche ñu ngi foofu di bind rek di teg mosuñu liggéey ci jën mosuñu gis jën mosuñu gis mbaal mosuñu gis gaal dañu dem am seen diplôme rek théorie di bind rek di teg or que jën napp liggéey ko il faut nga nekk ci biir am na benn patron jën bu doon ne ñi sol costume cravate wala sabadoor yu gome bassin wala grand boubou yu rëy mu ngi liggéey secteur de la pêche sur la pêche kuy futteeku sol dongri sol veste bu tilim léeg-léeg nga tax ci jën bi nga toogal ci bureau calculer wàccaat calculer tonne bi lu muy indi seet jën bi fu ñu koy nappee ban période da war a ñëw bu ñu ko jaayee lu muy jar ban mbaal moo ko mën a napp ban gaal moo koy indi ñu mel ni Doudou Fall ñoo ko mën ñoo ko xam malheureusement ministre yi gouvernement bi duñu seet loolu ñooñu moo tax léeg-léeg ñu def seen politique yu bon ay milliards yu bari ñëw ñu orienté ko feneen yàq ko fu ñu ko waroon jaarale duñu ko fa jaarale bu yàq suñu koom-koom appel bi may lancé moo di gis nga xeexu xale yi day jur leneen Doudou am nañu waxtaan daana ko ne mu gën a jóg élargir cercle industriel de la pêche ñun ñu ànd ak ñoom def révolution ci biir secteur de la pêche am na ay politique sectorielle yu ñu defar jël ay milliards orienté ko feneen yóbbu ko feneen bàyyi secteur napp gi or que après l'agriculture au Sénégal c'est la pêche ñu développé ko ñoom jox leen seen cër ba mot jàppale leen dimbali ñi mën mais am na ñoo xam ne mënuñu dañu dugg tey jox leen milliards yu bari ñu yàq ko fay détourné ko def ko leneen dem seen yoon or que ñii lépp lu ñu dund lépp lu ñuy def rek suba ba ngoon napp gi rek moo leen soxal ba tax na l'appel bi may lancé mooy industriel de la pêche ñu mel ni Doudou est-ce que bari nañu malheureusement bariwuñu mais ñu mel ni moom ñu ñëw ñu jàppoo ak ñoom toogaat waxtaanaat defaraat mémorandum boo xam ne liggéeykat yi ñoo ci bokk agents yi bokk ci syndicats yi bokk ci ñoom industriels yi ñu bokk ci defaraat mémorandum yi gouvernement bu bees bu falul fii rek ñu xañ ko jàmm nekk ci wetam nag di ko pousse pour mu jàppale ni pour ñu révolutionner le secteur de la pêche. Merci.